Alioune Badara Ly responsable politique ci Koungheul. suñu teewaay fii ci Koungheul tey dara waralu ko lu dul ñëw fii seet si askanu Koungheul masawu leen ci xew-xew bi nga xam ne moom moo dal suñu kaw ñëpp gis nañ ne bi mbas mi commencé ak léegi fii ci département wu Koungheul yàlla mu ngi ñu ci doon musal ba région de Kaffrine bokkoon ci région yoo xam ne dañ doon cité ne ba tey ji corona bi yeggu fa. malheureusement ñu gis ne démb kat fii ci Koungheul dañ fi am benn premier cas communautaire boo xamante ni mu di benn commerçant bu nekkoon fii ci marché Koungheul loolu nag bi mu amee mu jur jaaxle ci dëkk bi tombeek nag ubbite école gi nga xamante ni waxoon nañ ne daañ ko def le 2 ñëw nit ñi nekk ci njaaxle moo xamante ni dafa jaadu woon ñun ñu ñëw massawu leen dalal seen xel jéem a indi ndimbal boo xam ne dina leen dimbale par rapport ak ouverture bi nga xamante ni moom la ñuy entamé muy niki ginnaaw suba incha allah ñu ñëwoon nag seet si d'abord école yi école bu ci nekk defe naa ne ñu ngi toll ci limu fukki école ak juróom yoo xam ne public comme privé et puis de l'élémentaire au secondaire ñu ñëw jagleel leen ay masques yoo xam ne dina leen dimbale ba ñu mun a wàccuwanteeg li nga xamante ni mooy mesure barrière yi nga xam ne moom la ministère de la santé préconisé loolu bi ñu ko defee def nañ tuuru école yëpp école bu ci ne ñu jox ko lim bu takku ci masque boole ko benn appareil thermoflash boo xam ne dina leen permettre ñoom ñu mun a jël température ndongo yi ba ci képp koo xam ne gis nañ ne am na variation ci température am ñu war ko mun a yóbbu auprès des autorités sanitaires pour que ñu mun ko jël en charge donc c'est une façon pour nous de montrer à Koungheul que ñun pare nañ pour ànd ak ñoom ci lii nga xamante ni mooy xew-xew bi fi am pare nañ pour ànd ak ñoom jàppale leen ba rentrée bii nga xamante ni tey le 2 leen koy def école du ci nekk un vecteur de propagation de cette maladie là de Covid-19. ndimbal loolu yemale wuñ ko juste ci école yi dañ ko yaatal ba ci askan wi tey boo jëlee Koungheul juróom-ñeenti commune la département bi ci juróom-ñeenti commune yu ne bu juróom-ñeenti commune yëpp dinañ fa yóbbu suñu ndimbal fexe ba nit ñi ñu dem leen a jàppale ci wàllu masque yi ba ñu mun fàggandiku ci feebar bi nga xam ne moom moo fi ñëw yemuñu ci loolu ci biir Koungheul fii nga xam ne mooy commune chef lieu de département bi tey ci biir commune Koungheul quartier bu ci nekk muy juróom-ñeenti koñ yi nga xam ne moom moo fi am koñ bu ci nekk yóbbu nañ fa lim bu takku boo xam ne ci masque dinañ leen ko jox pour jàppale leen pour ñu fàggandiku ci jàngoro ji yemuñu ci loolu parce que place yi nga xam ne nit ñi dañ fay faral di daje muy lu mel ni gare routière wala lu mel ni marché itamit prévoir nen jox leen ay masques pour jàppale leen ci xeex contre Covid-19 bi nga xam ne moom la ñu entamé ñun ñëpp donc loolu la ak tamit ñi nga xamante ni ñooy service administratif yi fi nekk ñoom it prévoir nen un lot important de masques boo xam ne dina leen ko allouer pour jàppale leen ci xeex bi ak ay gel hydroalcoolisant boole kook ay détergents yu mel ni eau de javel ak ay mouchoirs pour leur permettre de vivre en toute sécurité avec le virus. mun naa ne bu ñu calculer li nga xamante ni tey mooy masques yi ñu def rek en termes de masques rek nous avons 12 000 masques yoo xam ne tey ñu ngi koy xayma presque ci 5 millions plus maintenant thermoflash yi nga xam ne muy toll ci 20 ñu koy xayma ci moom it presque 1 million 500 booleeg li nga xam ne moom mooy produit gel yeeg yenn affaires yi donc daal ci xayma ci gàttal mun naa ne une dizaine de millions def nañ ko ci pour xeex Covid-19 jàppale askanu Koungheul. di def appel à leur fibre patriotique di leen wax ne gaa amuñ lu doy luñ leen mun a jox mais jàpp nañ ne liñ leen jox mu tuuti mu néew nen ci tàmbali et puis nag li ci des nag ñu ñaax askan bi ñaax population yi ñoom ñu ñëw jàpp ci xeex bi parce que tey c'est une affaire de tout le monde. du mbiru gouvernement wala mbiru Alioune Badara Ly wala keneen rek mbiru ñëpp la xeex coronavirus tey dafa nekk loo xam ne ci biir kër yi lay tàmbalee mère de famille yi borom kër yi ñoom ñëpp dañ ci war a dugal seen loxo pour que xeex boobu nekk xeex boo xam ne dinañ ko gagner donc di wax rek askan wi ñu gën a fagaru bu ñu yox-yoxi te bu ñu bàyyeeku parce que nag feebar baa ngi fi te pour lu mun a téye feebar bi du dara lu dul wàccuwanteeg tegtal yi nga xam ne moom la waa kër docteur joxe muy le port de masque obligatoire là aussi j'invite les directeurs ou chefs d'établissement à tout faire pour que xale yi respecter loolu
et que aussi les bénéficiaires muy xale yi ñu fexe ba ñoom ñu jot ci masque yooyu mun ko jëfandikoo loolu daal defe naa ne ci gàttal mooy message bi nga xam ne tey moom la ñuy jox à l'endroit des populations à l'endroit des élèves ak ñëpp parce que nag xoddeeku balaa ngaa lakkale te nag feebar boo xam ne mu ngi fii te xamuñ nuñ ciy muccee fàggandiku rek mooy tax nga mucc ci kon nen gën a fàggandiku pour ñu mun cee mucc. Madiaw Mbeng, coordonnateur des activités du leader Alioune Badara Ly. waaw tey dañ fi daje pour jox ay masques ak ay gel hydraulique thermoflage eau de javel mouchoir école yi ak askan bi pour ne askan bi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci département Koungheul bi yëpp yaakaar naa au niveau biir Koungheul am na 15 écoles fukki école ak juróom boo compté école primaire yi jaare ko ci CEM yi ak ci privé yi bi nga xam ne du école publique waaye privé lan dañuy fay ba lycée fukki école ak juróom école yooyu yëpp tey Alioune Badara Ly dem na fa xool élèves yi nga xam ne ñooy def CM2 troisième ba terminal daal di jël nombre bu ëpp loolu parce que élève bu ne war nga am 2 masques wala ñaari masques wala ñett mu daal koy jox ki nga xam ne moom moo jiite école bi ñii ñu jox ko directeurs yi ñii ñu jox ko principal yi ñu ñëw fa aussi fekk fa ñu teertu ñu bu rafet parce que fu ñu dem dana fekk CGE bi dana fa nekk gouvernement scolaire bi aussi dana fa nekk parce que ñoom ñoo tënk école tey wër nañ école yëpp ci suba ba léegi depuis 10 heures ba léegi ñu ngi ci école yëpp dem nañ fa ci biir Koungheul daat koy joxe mais yemuñu foofu noonu parce que nekkul ne école rek la nit ñi di dajee nit ñi dañuy dajee ci marché ba dañuy dajee aussi ci quartier yi seen biir koñ tey Koungheul am na juróom-ñeenti quartier yëpp aussi dogal nañ fa ay masques yu am solo pour ñu jox ko jigéen ñi nga xam ne dañuy dem marché ak matériel bi yëpp ñu koy utiliser ci kër ga marché bi aussi bi nga xam ne nit ñi dañ fay nekk te feebar bi nga xam ne dañ koy dégg premier cas foofu la nekk renforcer nañ leen aussi jox leen ay masques ay gel eau de javel ak loolu yëpp daal leen koy jox aussi pour que ñu koy utiliser ci biir marché bi ci entrée yi ki nga xam ne day dugg ci marché bi ñu mën ko xool ba amul masque ñu jox ko bu raxasowul ñu jox ko mu raxasu aussi ñu koy tegal thermoflash bi aussi di xool yaramam nan la mel buñ jógee foofu aussi Koungheul département la ñun Koungheul commune la nekk nii mais après dañu ci département yi boo boolee yeneen communes yi juróom-ñett doon ak Koungheul muy juróom-ñetti communes yëpp aussi yóbbu nañ fa li nga xam ne moom lañ def Koungheul parce que ñoom aussi dañuy xëy di ñëw Koungheul di ñibbi kon ñooñu aussi ñun ak ñoom dañuy vivre ensemble donc tey daal loolu nga xam ne moom mooy matériel loolu lañ def yemuñu foofu noonu am na ay li naan lieu public yoo xam ne ni ay services yoo xam ne nii la nit ñi bu ñu xëyee il faut ñu dem fa ndaxte seen soxla aussi foofu la koy lijjantee tey lu mel ne ay gendarmerie lu mel ne hôpital lu mel ne ay sous-préfecture yooyu nit ñi bu ñu xëyee dañ fay dem di fa lijjanti seen soxla ñooñu aussi dem nañ fa ñoom aussi daal leen di jox ay li nga xam ne tey jii nii moom mooy fagaru parce que tey jii ba léegi ci fagaru lañ toll feebar bi nga fagaru ko parce que xam nañ ne amaguñu vaccin bu koy faj amaguñu aussi loo xam ne ni aussi sérum la boo xam ne ni tubaab naan sérum pour que mu faj ko kon tey jii nii liñ mën mooy que ñu respecter protocole sanitaire bi respecter li tubaab naan les mesures barrières yaakaar naa ne loolu yëpp nag matériel bi nga xam ne yëpp tey nit ñi buñ ko amee mesure barrière yëpp danoon ko mën a respecter matériel bu toll noonu yëpp Alioune Badara Ly tey dugal na ko fii ci département Koungheul. dëgg la tey yow en tant que éducateur lan ngay dégg ban message ngay lancé sa mbokku enseignant yi ñu war di la dégg donte que mat na mooy matéewu ko yëpp ko. waaw mooy matéewu ko mais sant yàlla parce que tey jii nii amoon nañ ay jàq-jàq ci le 2 parce que tey la 31 suba moo ci normalement suba sax war na dem ci école yi. jox xale yi masque yi pour que talaata bu ñuy ñëw ñu sol ko tey moom lii mu jox c'est un grand pas en avant tey yombalal nañu préparation bi kon tey jii nii dañuy wax rek ne masque yi tubaab naa na dem aux ayants droit xale yi nañ ci jot nañ ko utiliser enseignants yi aussi danañ ci am nañ ko utiliser yaakaar naa ne loolu buñ ko defee feebar bi moom du jógee école dem ci dëkk bi parce que loolu la ci ñëpp ragal xale yi ay porteurs sains la ñu tubaab naan porteur sain mën nañ ko yor dara du leen dal waaye xale yi bu ñu jugee ci kër ga dañuy dem fekk ci mag ñi ci kër ga donc loolu nag moo tax ñu ne xale yi nañ respecter mesures barrières yi li Alioune Badara Ly jox yëpp na ko jàngalekat yi jox xale yi
fexe aussi ñu koy utiliser comme ni nga xam ne noonu la ko ministre de la santé waxee yaakaar naa ne loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañu dimbale ba nga xam ne feebar moom bu jógee école dem feneen. est-ce que yeneen kilifa yi dëkk fii si diwaan bi ñëw nañu appuyer yéen pour préparer la reprise? waaw d'abord am na ñoom ay institution lañu yor c'est-à-dire que tey ay institution lañu yor état bi dégager tey budget boo xam ne nii loolu la matériel bi ñoom ñoo koy joxe parce que préfecture préfet moo koy réceptionné jox ko les collectivités locales ñu jox ko directeur d'école yi même bu ñu waxee ne jot nañ sax yaakaar naa dem nañ ci école boo xam ne nii directeur principal bi moo ko waxal boppam ne lim jot manqué woon na nombre élèves yi mu indi kon tey li Alioune Badara li joxe dafa ñëw rek compléter loolu gën ko sakkanal waaw.